jërëjëf mbokk yi ci ni ngeen ànd ak seen télévision Futurs Médias yéen a ngi ci yeewu leen ba yeewu ngeen ak jàmm ñun de macha allah yeewu nañ ci jàmm ak salaam équipe bi yëpp ñi ngi fi ngir gunge leen incha allah ba 11h ñu waxtaan ak yéen bégal leen aussi ci wàllu musique mais indi leen yenn information yi ngeen xamante ni moom ngeen rek daal di soxla alors yeewu leen tey bi comme nañu koy defee nag ajjuma junne dañ ci rek fas yéene daal di ànd ak suñu ay rubricards suñu ay chroniqueurs kon ñu daal di yegg si fii Mado dina ñëw ci kanam waxtaanee lu jëm nag ci wàllum bienfait wu moringa xam ngeen ne moom mooy nebadaay wala nevedaay bu leen ca neex rek ngeen tànn ko ci kon dana yegg si ci kanam mu ànd ci ak ñun moom Mado. ki nga xamante ni moom mooy Ñatamba ci kanam aussi dana fi yegg si ñu ñëw ak moom ci rubrique bi nga xamante ni moom mooy jàpp sa fula tey nag mu daal di rencontré benn artiste bi nga xamante ni kookee nag amul benn complexé ci rek na mu daal di mel kon ci kanam lay doon Sophie incha allah danañu toggal tey sombi bi nga xamante ni sombi bu spécial lay rek daal di nekk 8h nag fanweeri simili daanaka teg na. ñu ñëwee ngeen nag ci yeewu leen comme ni ñu koy defee nag téléservice bi comme tous les matins dañu koy rek daal di dooree ak température yi bu ñu nee nag température jàpp leen ne fii ci Dakar nag ba léegi kon température yi dafa rek daal di wàcc taw mi moo daal di rek nuyu aussi xam ngeen ne démb nag dafa taw yu métti métti ci loolu sax peut-être précipitation yi dinañ xool ak waa service météo ñaata kon ndox la ñu daal di enregistré fii ci Ndakaaru léegi gis ngeen ne 24 degré la ñu am kon ca Ndakaaru Ndar nag daal di tàng lool ñoom ñu ngi ci 26 degré tey jii ci suba ci Ziguinchor aussi ña nga ca 26 degré mais boo leen xoolee ci digg réew mi ñoom diggante Linguère Diourbel ak Kaolack ñoom ñu ngi ci diggante 25 jàpp 27 degré loolu ci suba si la 26 degré la ñu nemmeeku woon ca Ndar 26 la ñu amaat aussi ca Podor 29 ca Matam 26 ca Tambacounda waa Kédougou aussi ñi ngi rek daal di am li nga xamante ni moom mooy 24 degré chaque jour dañ koy wax mais aussi dañ koy faral kon di fàttali suba teel bi nag dafay am benn brise de fraîcheur bi nga xamante ni moom mooy dugg ci littoral bi maanaam dëkk yi jege loolu géej gi daal di pénétrer biir réew mi waaye nag nu muy gën a dem nag tàngaay bi dafay rek gën di soutenir bu ñu demee ba ci ngoon température yi dafay yokk parce que boo leen xoolee démb taw na naam mais ba ñu demee kon ba ci digg kon journée bi naaj bi kon ñëwaat na pour wane ne kon ci nawet la ñu rek daal di nekk température yi dina yéeg ci Ndakaaru dinañu am kon lu toll ci 29 degré tey ji ci ngoon 33 degré la ñuy am kon ca Ndar juste pour vous dire que foofu yi tamit tàng na 34 degré ca Ziguinchor ca Matam moom nag mooy température bu gën a rek daal di mag waa Matam ñoom nag ci jamono ji ci ngoon danañ nekk kon ci 41 degré ñoom waa Matam Linguère moom mi ngi ci 39 Diourbel 38 Kaolack 36 33 degré itamit la ñu nemmeeku kon ca Podor 33 ca Tambacounda 33 ca Kédougou 34 ca Kolda kon température yi nga xamante ni dana rek daal di baissé ndaxte li nga xamante ni moom mooy masse nuageuse bi dana fa rek daal di bari ba indi li nga xamante ni moom mooy ay taw waa service météo nag tonton Mag peut-être ci yeewu leen yi di ñëw dañu rek daal di jokkoo ak ñoom ngir ñu wax ñu kon taw bi fi mu toll kon ci réew mi waaye généralement nag diggante 15 août jàpp 15 septembre foofee nag la taw bi di gën a bare fii ci suñu réew lu jëm nag ci wàllum géej gi jàppale na nag ne géej gu fees gi amoon na ba 1h jotee ba teg 24 minutes beneen géej gu bu fees danañ ko am bu 1h jotee ba teg ñeent fukki simili ak benn ci jamono ji nag ci géej gu fer la ñu nekk 7h25 minutes la géej gi fer beneen fer bi nag danañ ko jàpp kon bu 20h jotee waaye suñu mbokk mool yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy rek daal di setaan la ka dalee Ndar jàpp Lompoul Fass Boy ñoom ñëpp nag nañu bàyyi xel ne laataa ñu dem géej kon nañu jël seen ceinture kaaraange ñu ñëw ak yéen nag ci waxtu yi nga xamante ni moo gën a fës kon ci wàllum napp gi boo leen bëggee jàpp ay jën yu baax diggante 7h25 lay doon jàpp 9h25 beneen waxtu wi nga xamante ni moom mooy waxtu bu baax ci wàllum kon ci wàllum napp diggante 6h la 17 minutes jàpp 20h 17 minutes bu ñu weesoo loolu ñu ñëw nag ci li nga xamante ni moom mooy lever du soleil
lever du soleil bi nag danañ ko amal na ba noppi ba 6 heures jotee ba teg juróom fukki simili ak juróom-ñaar di 6 heures 27 dana soow incha allah bu 19 heures jotee ba teg ñaar fukki simili ak juróom ñett. loolu nag nekkoon xibaar yi nga xamante ni indi woon nañ ko ci jaww ji ci géej gi loolu du ñëwee wàllum température wàllum géej gi ak géej gu fer ak géej gu fees mais surtout nag meilleur moment yi nga xamante moom la ñu amal ci wàllum napp gi. bu ñu jógee ci loolu nag wàllum julli xam ngeen ne nag horaire julli dafay rek daal di changer lu ci gën a bari suba si nag dinañ ko julli 5 heures 44 minutes tisbaar 13 heures 13 minutes takkusaan dinañ ko julli 16 heures 24 timis 19 heures 34 géewe incha allah dinañ ko julli bu 20 heures jotee ba teg kon bu jot ba teg kon fanweeri simili ak juróom-ñeent kon loolu nag moom mooy heure bi nga xamante moom lañ koy julli ci wàllum géewe. bu ñu jógee nag ci jullit yi ñu dem ci suñu mbokku chrétien yi waa cathédrale bu Ndakaaru ñoom ba 7 heures jotee amal nañ foofu noonu benn messe bu njëkk deuxième messe bi danañ ko jàpp kon 6 heures bu jotee ba teg fanweeri simili. waa martyrs de l'Ouganda ñoom bu 6 heures 30 jotee chaque jour dañuy amal seen messe bu njëkk beneen messe bi 6 heures 30 lañ koy rek daal di amal. waa Saint-Joseph di kon église ba nekk foofee ca Grand Yoff ñoom benn messe la ñuy amal bu 6 heures jotee ba teg fanweeri simili. wàllum xaalis ak yooyu nag incha allah xam naa lundi dinañu rek daal di indi xool taux de change bi fan la rek daal di toll. tonton Mac dañuy wax groupe Futurs Médias chaque fois dañu koy wax di ko fàttali groupe Futurs Médias nag dafa nekk groupe bi nga xamante ni dafa rek daal di bëri macha allah ay doom ya ca nekk bokk na ca nekk waa IGFM chaque fois nag di def liggéey bi nga xamante ni liggéey bu am solo la. alors à la une de IGFM ñu rek gis ci entretien bi nga xamante ne am nañ ko ak Guy Marius Sagna c'est pour mes sœurs donc am na lu mu wax kon ci biir waa IGFM mun ngeen ko rek daal di lire entretien bi nga xamante ni amal na ko ak suñu ay rek naataango ba léegi Côte d'Ivoire mi nga xamante ne organisé les obsèques grandioses pour DJ Arafat à lire également ci fil de l'actualité bu IGFM aussi waa Mbop ji ko mol population yi nga xamante ni dañuy rek daal di doxu ñaxtu pour exiger ñu daal di libéré ñeenti détenus yi nga xamante ni ñu ngi kon ci seen village loolu yëpp ngeen ko lire kon ci li nga xamante ni moom mooy IGFM Kaolack ministre bi di Néné Fatoumata Tall mu ngi rek woo jeunesse bi ngir ñu daal di bëgg environnement loolu aussi mi ngi ci site bi nga xamante ni moom mooy site bi di IGFM mun ngeen ko rek dem xooli. bu ñu jógee ci IGFM dañu ñëw ci li nga xamante ni moom la yéene kay xëy tey on va afficher l'Observateur donc tonton Mac on affiche plein écran l'Observateur donc juste pour montrer li nga xamante ni loolu yéene kaay bi wax traque des biens mal acquis la CREI bouge encore toujours aux trousses de Abdoulaye Baldé Samuel Sarr Madické Niang et Ousmane Ngom un membre de la Cour les enquêtes sont bouclées pourquoi Aïda Ndiong a obtenu un non-lieu et puis également waa Observateur wax ci inondation bi plus de désolation sur le Sénégal 2 morts et 4 blessés à Bambilor échec du plan d'urgence du gouvernement donc 66 milliards de francs CFA donc jetés à l'eau à suivre également affaire de la mort de Amar Mafatim Mbaye enquête flippante sur le policier El Capo loolu nag c'est à lire dans le journal L'Observateur Libération yéene kaay moom ñëw ci le pire évité de justesse à Mboro entre disciples de Serigne Saliou Thioune et de Sokhna Aïda et intifada à la résidence de Feu Cheikh Béthio donc gis ngeen image yi donc à la une am ko nga xamante ne dañ ko rek daal di mepp di ko rek jël viré des lieux par le khalife Serigne Saliou Thioune qui était venu dans la résidence. Ils sont revenus sur place pour récupérer de gré ou de force une canne appartenant au défunt guide des Thiantakoun. Et puis la capitale patauge après les fortes pluies. Dakar dans un TER de lamentation. Donc à suivre ci suñu yéene suñu kon natango Libération.
enquête yéenekaay ci xët ba ñu gis ñi nga xamante ni ñoom ñoo rek daal di fës ci wàllum kon kuje gi rawatina nag ci parti démocratique sénégalais entre infanticide et parricide au parti démocratique sénégalais, la sarabande des bannis, donc à lire dans le journal Enquête, et puis déluge à Dakar et ailleurs, pluie meurtrière à Bambilor, inondations et dégâts dans la capitale, à lire dans l'Enquête yéenekaay. Ci journal L'As, donc à la une ñu gis scandale des 29 milliards l'OFNAC fouille le Prodac ci loolu nag ñu daal ci gis ki nga xamante ni moom mooy Mame Mbaye Niang et puis mort à Dakar, inondation à Saint-Louis et Ziguinchor, plus de malheurs sur le pays, à lire dans le journal L'As. Le quotidien yéenekaay, contestation autour du secrétariat national, nuage sur le PDS. Frondeurs et loyalistes s'affrontent par point de presse ce vendredi. Donc à suivre dans le journal Le Quotidien. Et puis dégâts des fortes pluies. 2 enfants meurent noyés à Bambilor. Forcé de l'économique en Gambie. Donc le mandat des Djambars prolongé jusqu'en mars 2020. À lire dans le journal Le Quotidien. Vox Populi. Le Sénégal noyé. On parle bien sûr des séries d'inondations mortelles à travers le pays. mu ne le Sénégal noyé sous la pluie, le gouvernement en vacances. Donc Sénégal am na ndox bi nga xamante ni démb vraiment ndox mi bëri bi nga xamante ni am na ci ay dégâts waaye ci waxtu woowu gouvernement bi mi ngi ci vacances. 2 enfants meurent noyés à Bambilor, une dame mortellement électrocutée à Kaolack, à lire dans le journal Vox Populi. Et puis Corniche Ouest de Dakar, pris avec 14 cornets de yamba, il propose 500 000 francs aux forces de l'ordre, à suivre dans Enquête yéenekaay, dans Vox Populi, donc excusez-moi. Et puis Record yéenekaay ñëw wax ci wàllum sport, xam ngeen ne ñoom dañoo daal di spécialisé wu ci loolu. En partance pour Al Nasr d'Arabie Saoudite, Mbaye Diagne s'éloigne de la tanière. Le médecin Habib Diallo en embuscade, donc à lire dans Record. Et puis basket, Maurice Ndour, ailier des Lions, l'argent n'a jamais été le problème. Je pense que lii la ñu amoon kon ci yéenekaay yi tey revue de presse nag complète di ngeen ko am ci yéenekaay yu ci xibaaru benn waxtu yu nga xamante ne rédaction bi dañ leen ko rek daal di proposer que mu nekk fii ci rajo bi wala ca télé bi wala ca rajo bi. Donc jàppale ne nag li ci yéenekaay xëy tey danañ ko rek daal di am. Dañuy rek daal di woye li nga xamante ni ñun moom la ñuy woowee donc notre petite discussion avec les correspondants et correspondantes régionaux. Moo tax tey nag dañuy dem ba Fatick dëkku président Macky Sall. Aminata Goudiaby Goudia allô. Aminata Goudiaby on l'entend pas, bu nekkee mun ngeen kon yokk tuuti retour bi ñu jàpp ci kanam danañu rek daal di waxtaane li nga xamante ni moom mooy les vertus du moringa ak kii di Mado jàpp sa fu la décomplexé. Ñaatamba dina ànd ak ñun kon ci kanam. Yeewu cuisine tapiaka au lait, je pense que ne que genre sombi la moom Sophie dinañ ko ànd ak moom ci kanam. Bu nekkee Aminata Goudiaby elle est en ligne, on va la prendre tout de suite. Aminata Goudiaby? Non, Aminata Goudiaby elle n'est pas en ligne. Alors avant ñuy jot Aminata Goudiaby, tonton Mac, est-ce qu'on peut juste regarder un clip? Aujourd'hui lu ñu leen di proposer à l'entame mooy Baba Mal Kaladio. Merci tonton Mac pour cette page de pub. Gis ngeen sànq maa ngi ko doon wax ci journaux yi l'actualité, la forte actualité. C'est aussi taw bi nga xamante ni amoon démb ñu am ci ñaari xale yi nga xamante ni dañoo rek daal di yàq seen bakken foofee ca Bambilor. Moo tax nag ci ndorteel bi dañuy jël ki nga xamante ni moom mooy Ndiagne Diop, moom mooy maire Bambilor. Monsieur le maire ñu ngi lay nuyu.
soxna si ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay. allo. ma ne ñu ngi lay fay soxna si ñu ngi lay fay. waaw monsieur le maire jéggalu nag xam naa ne démb sa guddi gudd na torop ndax li xew foofee ca Bambilor di si massaw di massaw aussi population bu Bambilor ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk département de Rufisque yëpp tey ji situation bi foofu naka la demee. waaw jërëjëf Dieynaba. effectivement li nga wax noonu la demee. démb bi taw yu métti yi am ci biir Sénégal yàlla dafa def daf ñu dal dab ñun ci commune Bambilor. ba ñu ñàkk ci ñaari xale. ku am fukki at ak juróom ak ku am juróom-ñetti at. mais li ñuy njëkk a def rek mooy ci turu commune bi ci turu population commune Bambilor. jaalaat famille yi nga xam ne vraiment ñoo ñàkk dogo di massawu ñi nga xam ne seen alal yàqu na kër gi nga xam ne daanu na ci néeg yi nga xam ne yàqu nañu dund bi nga xam ne yàqu na ci loolu lépp dañ koy màtt te ñi nga xam ne ñoom la dal mais liñ ciy teg rek mooy dañuy sant yàlla ndax ay jullit lañu ndatt bu la ko yàlla tegee da nga koy nangu donc yàlla ni mu ko bëgg noonu la ko def ñu ñaan yàlla ba dëndeeti ba mu mel noonu mais liñ ci mën dolli mooy gouvernement bi léegi ministre de l'eau et de l'assainissement ci waxtu jotee war na ànd ak délégation bu mag turu président ñëw jaal famille yi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan masawu ñi nga xam ne ñoo seen alal yàqu na loolu yi dañ ci gërëm vraiment gouvernement. mais monsieur le maire mais est-ce que genre inondation yu mel nii dafay faral di am ci Bambilor. waaw xam nga bu ñu xoolee jamono bi fi nit ñi doon béy démb fi la ñuy dëkk léegi. donc ndox bu ñëwaatee rek vraiment du bàyyi yoonam fa mu waroon a jaar rek lay jaar. maanaam kon nit yi am na ñenn nit yu nga xamante ne fi ñu dëkk yoonu ndox la. waaw loolu moom mën nañ ko confirmer ndax boo xoolee li am démb fii am ndox lépp ci Bambilor vraiment yoonu ndox la ay pont yu fi nekkoon ñu fatt pont yi donc bu ñu xasee fa fatt pont yi ndox mi dutul am fu mu jaar da ngay obligé jaar ci biir kër yi loolu moo gën a yokk démb inondation yi nga xam ne am na ci commune Bambilor. mais loolu responsabilité bi aussi il faut que ñu dégager ko monsieur le maire parce que mënuñoo autoriser peut-être ay lotissement ci ay terrains yi nga xamante ne yoonu ndox la ci xam-xam bu gàtt bu ñu am. waaw loolu dama ci bokk ak yow xalaat. dama yaakaar ne responsabilité yi mën nañ ko situer. ndax tey bu ñuy wax les services techniques de l'État. man moom laa wax démb te moom laay confirmer waat tey. yaakaar naa autorisation de lotir. de construire yi nga xam ne ñun commune yi dañ koy autoriser. muy ay titres fonciers. boo xoolee avis favorable yi technicien wu ministère de l'urbanisme techniciens yi les services techniques de l'État ñoom ñooy joxe avis favorable yi. donc bu ñu xësee ba indil ñu avis favorable yi ñun duñu def lu dul autorisé. ndax nous ne sommes pas techniciens à la matière. C'est ça. donc ñoom ñooy techniciens ñooy xam fu ñu war a tabax ak fu ñu warul tabax. bu ñu ko xamee nag ba jox ñu nañu autoriser leen bu boobaa ñu nit duñu def lu dul autorisé. donc am nañ ci ñoom part de responsabilité avant les entreprises construire ou avant les promoteurs immobiliers yi nga xam ne ñoom ñooy construire. donc loolu am nañ ci responsabilité te incha allah ay ministre bi ñëwee dinañ ko ko wax. et puis nañ ko wax dinañ indi firnde yi. mais n'empêche ak lu mu métti nous devons être dañu war a nekk ci wetu askan yi nga xam ne ñoo nekk ci jafe-jafe yooyu. masawu bu baax loolu tax na sax ba démb. famille yi nga xam ne seen i kër dañ ci yàqu commune bi jël na ak maigre moyen utal leen fu ñu dëkk jënd leen ay matelas utal leen dund jox leen pour que vraiment ñu mën a am ci lu ñu mën jàpp en attendant l'appui de l'État. loolu vraiment jéem nañu it gis ak la gendarmerie ñu jéem a recenser ñi nga xam ne ñoo yàqule ndax yoon may nañu ci suñu budget benn ligne bu ñoo secours aux sinistrés. mu permettre mu ñuy xool nan la ñu mën a jël ci suñu koom-koom dimbali ak askan wi nga xam ne am nañu ay jafe-jafe. loolu moo tax ñu ngi prévoir benn conseil municipal extraordinaire. pour jéem a xool nan la ñu mën a taxawoo askan wi. mais monsieur le maire yan koñ foofu noonu ci Bambilor mooy yoonu ndox pour peut-être ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan te xam miinuñu Bambilor. waaw booy dugg xam nga booy dugg Bambilor. dafa am benn pont bu ñuy wax pont Ndiassane à l'entrée de Bambilor. waaw dafa am ñaari lotissement yu nekk foofu ñaari titres fonciers. bii cité Akis la bii Bicis la mën nañ ne ñett la. beneen bi mu ngi tudd Ablaye Sow. ñetti lotissement yooyu yëpp boo xoolee zone bi ñu nekk dañu construire
fi nga xam ne fi la ndox mi daan jaar. démb boo ñëwee akis sa yaram dafay daw oto yi mënatuñu génne population yi ñu ngi ci biir kër yi yéeg ci seen kaw bâtiment mais mënatuñu génn ndax lépp dafa fees del amatuñu yoon wu ñu jaar te balaa ci lotissement Ablaye Sow ba ngay gis nit ñi seen ndox mi dafay dugg ba ci biir kër yi donc loolu mooy première zone bi beneen bi ci des mooy boo duggee ci biir dëkku Bambey dafa am benn pont bu ñuy wax pont Mame Malick Dieye pont boobu pont Mbàcceen bi boo xoolee pont bi presque fatt nañ ko moo jël cours d'eau bi doon jógee Thiès parce que ndox bi ñëw Bambilor du lu yàlla di taw rek ci biir commune Bambilor mais eau yi nga xam ne ñooy dégagé wu à partir de àllukaay ndox yooyu dafa am benn cours d'eau bu ñuy jaar pour dem jusqu'au Lac Rose bi ñuy nekk xale ñun xam nañ loolu foofu lañ daan taxaw di jël suñu xoos di napp ay colère ak ay waas mais léegi fa la nit ñi dëkk donc ndox bi bu baree jógee Thiès boo léegi li mu taw fi day obligé fu mu waroon jaar rek jaar fa bu demee ba fatta xaju ko day déversé wu ci biir kër yi le marché de Bambilor dafay inondé moo tax sax actuellement ñu am benn projet pour construire beneen marché pour délocaliser marché Bambilor l'imam ratib de Bambilor ak naayimam ci topp ci moom démb boo demee koñ bi ñu dëkk lépp dafa inondé seen kër yi lépp ndox donc il faut qu'il y ait te bu ministre bi ñëwee dinañ ko wax ne que lii bu ñu leen assaini wul assainissement bu amul ñu jéem a xool fu ñu mën a déverser ndox mi lu ndox mi gën a bari lii day gën a yokkuwaat rek. mais nag am na ay dëkkuwaay yu bari yi nga xamante ni amuñu assainissement monsieur le maire mais cri de cœur bi yaakaar naa ne kilifa yi dégg nañ ko lotissement dafa am li nga xamante ni foofu la war a rek daal di jaar ak li nga xamante ni loolu lay laaj en terme kon de sécurité surtout de sécurité foncière mais aussi sécurité investissement parce que yaakaar naa ne monsieur le maire nga jënd sa kër ba pare mu ne xuusax ndox saa su tawee yow nga téye sa bopp yaakaar naa ne musiba la. mais loolu moo arrivé démb waa Akis moo arrivé démb waa lotissement Ablaye Sow. les gens sont à l'intérieur mais mënuñu génne. amuñu fu ñu jaar oto yi dafa mëdd ndox mi dafay feese oto yi. d'accord donc loolu métti la daal. mais nag buñ ko waxtaanee rek yàlla mën na ci def sutura. d'accord jërëjëf monsieur le maire Niane Diop yow yaay maire wu Bambilor di masaw bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk kon ca Bambilor ndox mi daal di nangu kon seen ay kër mu am inondation ba am ñaari gone yi nga xamante ni dañ ca rek daal di faatu mais même au-delà de Dakar ci yenn régions yu ci mel ni Kaolack foofu aussi inondation yi ña nga fa woon dem gis ngeen image yi am na sax ay mala yi nga xamante ni dañoo daal di faatu ci ndox mi kon na mu bare woon di leen ci massawu bu baax a baax de toute façon suñu rédaction yi que mu nekk bu RFM bu TFM bu l'Observateur bu IGFM ñoom ñëpp kon ñi ngi rek daal di liggéey ci li nga xamante ni moom mooy dossier wu kon inondation yi nga xamante ni am na ni ki démb dinañ ko jukkil incha allah ci suñu yeneen ni ëtti xibaar 9h jot na ba teg ñaar fukki simili ñu dalal leen ñoom ñi nga xamante ni ñoom lañu nar a ànd ak ñoom ci yeewu leenu tey fii ba 11h lay doon Mado Debbo Jontaɗo mi salminima mi salminima Annie Dieynaba Seydou Ba Debbo Jontaɗo vraiment donc maa ngi nuyu mbokku téléspectateurs yi di nuyu Ñaatamba ak ki nga xamante ne moom moo di Sophie également en tout cas di la nuyu bu baax a baax dina ñëw ci Neba Daay mais avant peut-être ñuy dalal Ñaatam ak Sophie ñu dalal beneen jigéen bi nga xamante ne moom moo mën góor Aminata Goudiaby Dieynaba gis nga li ma la waxal dégg naa ko yow sama xarit nga baax na est-ce que waaw baax na da nga bëri histoire nga sama xarit nga Goudia yaa ngi may waxal lu ma nit yi xamalul de bëri histoire ku ma wax mu mën nga koy sipp sa histoire yi mën nga koy sipp yow dama lay fàttali de maa la yar de Goudia naka waa Fatick waaw d'accord naa yaa ma jàngal lu bëri saa moom dama koy wax yu bëri yaa Goudia bu julli lii defal lii Goudia waxee ko nii bref bi da ngay wax ci kaw loolu duma ko fàtte di toppandoo ni may bindee reportage loolu fi la ma fekk il faut parler fort ani waa Fatick waa Fatick ñu ngi nii ñu ngi lay nuyu ba dëkk président amul ndox waaw am na tuuti ndox nag tuuti rek waaw am na tuuti ndox xam naa bëriwul comme Dakar mais am na ndox situation bi foofu nu mu demee
waaw situation bi nag fii Dieynaba Foundiougne la gën a sonnal département bu Foundiougne ndaxte boo foofu lu ko jàpp Soko lu ko dalee Soko Passy ba ñëw dëkk bi ñuy wax Mbam ba commune de Foundiougne ci boppam démb sonn nañ trop ci wàllu inondation démb sax buñ sukkandikoo ci waa sapeur nee ñu ba ci fi nga xam ne moom moo dend ak kër sëriñ bi foofu Soko mooy fan yi dem bi nañ dafa feesoon dell ak ndox waaye sapeur pompier yi nag ñu ngi fa woon ngir ñettal leen ko commune bu Passy moom quartier bi ñuy wax Léona ak marché central bi ñoom ñoo fa gënoon fees ndox mais Passy nag bu sukkandikoo ci ñi fa dëkk nee ñu réseau d'assainissement la ñu war a am ñoom moom la ñu manqué moo tax ndox bi di leen sonal saa su ne depuis 2013 ba léegi ñoom jafe-jafe yu ni mel la ñuy dund saa yu nawet ñëwee ñoom seen xel dootul dalati ndax def ndox bi daf leen a sonal trop Mbam sax dem ñu ni am na jur gu fa jota faatu Mbam tamit ci biir benn commune la bu nekkee ci département bu Foundiougne dem ñu ne am na jur gu fa jur gu fa dee mu bokk ci ay ginaar yu bëree bëri ci village yu Mbam ndaxte dafa am ay kër yoo xam ne ndox mi dafa duggoon ba ci biir néeg yi ak dafa yàq lu bëri commune bu Foundiougne également ñoom seen réseau d'assainissement dañu dafa màgget dafa yàqu problème mu canalisation bu sérieux la ñu am foofu ci Foundiougne ndaxte saa yu tawee tuuti rek quartier yi di cité Benoît ak itam HLM dañuy am ay jafe-jafe yu métti ngir dem def ay soxla ni mu waree ndax ndox mu leen di sonal foofu moom saa yu nawet yi jub si dañuy def curage caniveau yi waaye terewul dañuy am ay sérieux problème ci wàllu inondation yi waaye nag démb sapeur pompier il faut ñu souligner Dieynaba ne noppalu wuñu woon démb ñu woon dem ci ñeenti communes yi ma gën yépp ne dafa amoon ay inondation ngir rek di leen jàppale ñettal leen ndox mi ngir soulager leen Dieynaba. mais j'espère que mbalit yi nekkoon ci buntu Fatick ak yooyu yëpp mujj nañ ko jël Aminata Goudiaby. dégguma ma ne mbalit yi nga xamante ne booy dugg biir Fatick booy romb moom nga da nga koy gis ma ne j'espère que mbalit yi tonni nañ ko laata nawet bi. waaw mbalit yi bi yàggul dara am na benn camion de ramassage des ordures boo xam ne commune bi mi ngi ko indi woon ci mairie bi mu doon wër di tonni mbalit mi nga xam ne moom moo nekkoon ci kaw tali bi waaye ba léegi il faut ñu souligner rek am na ci quelques quartiers yoo xam ne boo fa duggee ci biir commune bu Fatick di nga gis ay quelques ordures yoo xam ne dafa laaj ñu tonni ko ndaxte jamonoy nawet bu tawee tuuti rek ak xet gu bon gi yooyu ak itam yooyu bëri yi nga xam ne dañ ko nemmeeku ci commune bu Fatick day sonal askan wi loolu Fatick bëriwul ndox Dieyna mais il faut ñu souligner démb ne saa yu tawee rek nit ñi dañuy am ay jafe-jafe surtout pour accéder à la gare routière loolu aussi il faut ñu wax ko ñi dawal moto jakarta yi ñu ngi koy ñaxtu ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal taxi ak itam piétons yi sax ñoom dañ koy ñaxtu loolu itam ñoom ñu ngi sàkku ci mairie bi ngir rek mu indil leen ci ay matuwaay naam sax Fatick am na benn programme d'assainissement boo xam ne premier ministre bi fi woon Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñëwoon na lancé ko fi ñu nar ko liggéey ci 11 milliards mu bokk ci nag ay infrastructures yu bëri yoo xam ne ci wàllu assainissement la fas yéene nañ ko def ci biir commune bu Fatick waaye fi mu ne nag benn jafe-jafe boobu rek mooy am bu tawee mooy nit ñi def ba dugg ci biir gare routière bi Dieynaba. merci Aminata Goudiaby ñu bàyyi la nga daw toggi looy togg añ tey. jamonoy nawet joolaa lan lay bëgg togg. looy de. du ma ree jamonoy nawet joolaa lan lay gën a bëgg togg. mooy kii bu am c'est bon bu am waas. waaw yow xam nga lépp quoi. ak bëgg bu weex dafa jege Foundiougne am na jën yu baax. si boo baaxoon ci sa mag nag da ngay def benn carton mu fees ak jën nga yónnee ma. bàyyi ko sama loxo loolu laay def. waaw baax na bu ma ñaan. ma fay àllarba bi sax. ma fay àllarba bi du coup. dégg nga loolu waa nee naa bu ma ñaan collier bu ma ñaan robe xam naa la. non bi nga takk nii nga may jox bi nga takk nii laa bëgg justement. ci kanam dinaa joxe numéro sama xarit bi nga xamante ni moom mooy defar collier yi nga xamante ni c'est fait à la main. En tout cas, merci Aminata Goudia, comme je l'appelle affectueusement. Trop de love pour toi, yow xam nga. Donc voilà, ñu ñaanal nga yeggali ak sa sago xale bu mën góor a ngi nii jigéen ju mën góor a ngi nii moom Aminata Goudia bi ba ñëpp ne duñu dem kon ca région ya moom moo takk ne day dem kon ca région ba moo tax sëy fekk na ko fa njaboot fekk na ko fa macha allah yal na sa jàmm yàgg Aminata Goudia sama rakk joojile maa ngi xaar jënu waasi nag incha allahu rabi ñaatam yi ci loone maa ngi nii sant ban couleur nga sol tey nii ñaatam. tey de xanaa ma laaj Mado. borom kii Mado bi ban la.
ñoom franchement olive tu es yooyu noonu. tendance, ça te va trop bien. merci beaucoup Machallah. yéen tamit avec vos couleurs ah Oui. yow tamit xam nga blanc moom ndeysaan bu ko ñuul solee day rafet bu ko xees solee day rafet moom mooy passe-partout. mooy passe partout Machallah. Mado tamit elle est magnifique Ah non, ça donc c'est maa ngi leen c'est di pas une information. Mado, machallah, c'est pas une information. Ça va ñatam. ça va Dieyna maa ngi lay nuyu di la fay bu baax di nuyu askan wi di nuyu également Mado ak Sophie di rek compatir bu baax a baax ci ñi nga xamante ne ñoo fi dëddoo ndax xam nga jamonoy nawet la ñu nekk mais Dieyna li may njëkk a def bu ñu leen jaalee ba pare ñi nga xamante ne dañu dëddulee dañuy war di jël ay matukaay mais je pense bien que balaa nawet bi di ñëw comme ni nga ko waxee léegi mbalit ci buntu kër yeeg ak ci buntu dëkk yeeg yooyu war nañ ko dindi mais également dañ doon gis ni bu nawet doon ñëw Dieyna da ngay gis ni dañuy jël ay suuf di ko sëkk ci fi nga xamante ni day andi ay ndox te xale yi tamit ñu leen di tere ñuy sangu ci taw bi parce que des fois lu gën a bëri ñoom ñoo ciy loru donc ñu ngi ñaan rek li fi am ni yàlla bul fi amaat li des ci nawet bi kon Dieyna dellu si nañu ànd ak yéen ci seen rubrique décomplexe mais nag dañ koy xool ci sa bopp rek ñun temps yi nekkee xale dañoo bëggoon di sangu ci Oui. géej ci ndoxu taw tamit xam nga Mais booy yenn xool saa yi nga amul daw woon lii génn yëpp. duggaat xam nga ndox mi voilà moo mais tax jamono dafa changé xam nga dëkkuwaay yi mais également xale yi ñu dund changé seen ñu dund jeunesse bi dëkkuwaay yi dañu changé parce que ñun tey ji booy xool ci xombol fu la neex nga doon wër fu la neex nga doon daw parce que bu tawee léegi soo jugee ndox bi day dem parce que am na espace boo fowee am na mais Dakar ak li ko wër amatul espace yi ndox yi doon jaar nit ñi dëkk nañ ci espace yi nit ñi waaw mais loolu moo dul yoon également mais loolu moo dul yoon ni ko maire bi waxee dëkku fu am ndox yoonu ndox kenn waru fa tabax parce que loolu la loi bi wax c'est-à-dire que fu nga xamante ni lotissement boobu baaxul waruñu ko rek daal di autoriser ba di nit yi di fa dëkk mais loolu beneen sujet la boo xamante ni incha allah dañ ko rek daal di gën a xuus ñun waa dëkkuwaay voilà ñun waa dëkkuwaay yéen waa dëkkuwaay yi il faut ngeen wax ci parce que loolu aussi dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax dëkkuwaay yi dafa am solo tey ji bu fenn di amee jëye takk wala dara amatoo foo jaar pour accéder sapeur bu ñu ñëwee seen oto bi mënatul dem donc tout ça c'est des problèmes à régler bien avant même kii di am maanaam taw bi di ñëw wala dara en tout cas sachez juste que même ici à Dakar il y a des quartiers yi nga xamante ni c'est des quartiers qui ne sont pas lotissés c'est-à-dire que yi nga xamante ni da ngay jël exemple par exemple Nord Foire Ouest Foire da ngay gis benn tali bi nga xamante ni nii day réguler ba si yàgg mu def nii donc voilà loolu yëpp ay jafe-jafe la yoo xamante ni bind nañ ko ci suñu banque d'information ñu fas yéen ko yéene kon indi leen ci seen saison 7 bu sama kër mi ñu tàmbali semaine passée alors ñaatam qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui non tey dañu ñëw ci seen rubrique décomplexé koo xamante ne dafa décomplexé ba àdduna yëpp xam ne dafa décomplexé muy Bousso Thiam la petite Bousso mu ndaw Adama waaw donc Adama Thiam la tudd donc ñu koy wax Bousso ba mu law donc moom laa indi tey ndax nee na ma man daal ni ma mel nii daal nii laa mel yàllaa ma ko bindee donc ci kanam tuuti xam naa ne dinañ leen xamale ak moom waxtaan ak moom parce que tamit bu ñuy xool nee naa leen rubrique décomplexé jéena ba du rek ñi nga xamante ne dañuy dund ak laago yore ay béekeek yooyu noonu am na ñoo xamante ne yàlla am na nu mu leen bindee ba pare ñu nangu ko dañ ko nangu donc yëre yi mu laaj moom la ñuy sol daal yi mu laaj moom la ñuy sol donc mu nekk ñoo xamante ne yàlla da leen bindee noonu mais daal nangu nañu daal Dieyna en tout cas Bousso dama ko fa maa ngi doon wax léegi tonton Mag ne ko non démb toj na télé bi non maa ngi doon wax tonton Mag pour mu kale ñu sax benn extrait wu Bousso nga xamante ne après bu ñaatam pare ñu mën a déguster li nga xamante ni moom lay def ci lu baax parce que franchement elle est tout simplement magnifique on va revenir sur ça ci kanam Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Dieyna. Ça va bien. Tu es magnifique. Merci beaucoup. maa ngi ci sa ginnaaw. non tey moom maa ngi sa ginnaaw. non maa ngi ci sa ginnaaw. yow da ngaa neex a topp. blanc bi di ko xamante non Dieyna ba laay jàppale. macha allah ça te va trop bien Sophie nam nañ la. maa leen raw maa ngi lay nuyu Dieyna ba Mado ñaatam ak di nuyu mbokk yi xarit du ñuy seetaan rek comme ni ñu koy defee chaque vendredi andi leen benn plat local boo xamante ni dañu koy améliorer. def ci suñu tapioca au lait. waaw tapioca wala tapioca mooy lan. tapioca au lait kii la genre kii la boo xam ne dañ ko defaree à base de manioc. d'accord moom la ñu ko defaree. gis nga ni boo demee ci grande surface yi di nga ko am gis nga moo nekk ni Dieyna ba soo gisee dañu ko def mu mel na genre fondé. waaw léegi nag ci kanam moom dafa neex a defar bu la neexee da nga koy gonfler noonu. gonfler bi nag c'est-à-dire da ngay tàngal ndox def ci tuuti beurre def ko ci ub ko bàyyi noonu. mu ñor bu la neexee tamit mën nga teg ndox mi nga def ko comme ni ñuy toggee laax. bàyyi ko noonu def ko ci togg ko laax ba mu kii ci kanam moom la ñuy andi am nañ fi tamit li nga xam ne mooy ay bonbons yoo xam ne sous forme ay langue de chat la am nañu sucre
am nañu clémentine ah da nga ko ci cap waaw xanaa Jeena ba tey du laal du ma laal de lii day may yaram mu ne day may yaram waxal day may yaram te yaa moom yëf yi mag Jeena ba duñu soos tey moom duñu soos gis nga lii en général lii moom du pour man du pour Mado du pour Dieynaba lii pour xale yi nga xamante ne ni noo ñaatam dañ ciy ñam tuuti rek man dama décomplexé de ni ma mel nii baax naa ne noo ñaatam da ciy ñam tuuti rek pour xale yi nga xamante ne ni dañu am ay genre malnutrition xale yi nga xam ne dañu jeex ñu bëgg ñu amaat tuuti poids ñoom la ñu koy toggal ak mag ñi nga xamante ni tamit dañu xaw a loof xaw a kii noonu mën nañ leen ko defal ñi jógee màkk daal maanaam mën nañ leen ci merci xam naa bu ñu paree dañ ci tibbal tuuti bàyyi mu daal di ciy jëfandiku benn bool waaw mais moom dafa mel ni ajam bi nangu na de bàyyi macha allah macha allah parce que sunu waa ji dafa jeexee na mu ne métamorphosé wu billaahi bopp rek la dese bopp moo tax tey su ma paree naa ko yóbbul Pape Cheikh ma ko gis bopp kese la dese ma yal na yàlla nangu aj bi rek macha allah macha allah en tout cas ci kanam tapioca au lait ñi nga xamante ne ñoo bëgg daal di am yaram donc ci kanam mun ngeen xool recette bi comme ça chaque guddi ngeen tapioca ndax après ngeen tapioca incha allah rabbi mais moom day xam waxtu bi sax yoo xamante ne dañu feebar Dieynaba ba pare bu ñu xam nga boo feebaree da ngay perte sa poids effectivement donc pour nga gën a pour nga et puis gaaw pour a nga amaat revenir force sax amaat force bi nga xam ne dañu mën a Voilà. jël sa ay garab et tout ça d'habitude ñooñu lañ koy Ils ont besoin de ils ont tapioca. besoin de tapioca c'est important pour la nutrition ouais en tout cas après nga won ñu nan lay mel comme ça ñun bu ñu demee ci grande surface yi aussi ñu wutal ko parce que am naa sama benn jabaru frère boo xamante ni Penda kooku moom il faut ñu defal ko ci waaw il faut ñu tapioca alors on parle santé on va rester ci bienfait yi nga xamante ne xam nga ñu ngi wax léegi tapioca da lay may yaram mais am na benn plante boo xamante ni aussi ay bienfait am dafa international intercontinental ñëpp a xam moringa moo tax tey Mado indil ñu ko pour expliquer un peu les bienfaits mais Mado lii dama bëgg que tu prennes ton temps que tu nous expliques parce que dañuy dégg moringa ñu ci gën a bëri xamuñu nu ñu koy utiliser et puis bienfait yi nga xamante ni dinañ ko rek daal di amal waaw Dieynaba comme ni nga ko waxee dafa nekk maanaam xob boo xamante ne dafa am solo te lan moo waral sax tey ñu indi ko dañu gis ni que jàngoro yi macha allah dafa bare te nekk na garab boo xamante ne bu ko nit yi xamee sax xam njëriñ bi je pense que ñëpp léegi dinañ ko jëfandikoo ndax ñu bare saytu nañ ko ba xam li nga xamante ne moom mooy vertu yu bare yi am ci moom te nu mu amee njëriñ tey ci suba yaa ngi may tooñ naan américains yi dañ ko xam ba niñ ko tuddee sax moom moo di nebedaay ñun nag olof yi ñuy wax li nga xamante ne moom moo di nebedaay mais ci turu olof ñun fi nga xamante ne nañu bokk mag yi ñu ngi koy waxee turu saab-saab saab-saab nag mu nekk xeb boo xamante ne moom ngeen gën a xam ci nuru nebedaay mu nekk xob boo xamante ne dafa riche macha allah mi ngi jóge nag fee nga xamante ne moom moo di Madagascar ñoom itam ñu xam njëriñam bu baax a baax parce que sax am na tur buñ ko tuddee di naan que c'est l'arbre de vie tellement que dafa am ay vertus yoo xamante ne dafay dimbali nit yi donc c'est originaire comme ni ñu koy waxee d'Inde waaye dinañ ko retrouver ci continent africain yu bare mu nekk xeetu garab boo xamante ne dafa bëgg li nga xamante ne moom moo di soleil maanaam tangu sécheresse dafay faral di génn bu baax a baax boo leen gisee nii ñu dem ba def ko ay doom juste pour ay capsule que tubaab bi tout le temps saa yi ñu gisee leen loo xamante ne dafa am njëriñ ñoom dañ koy jël utiliser def ko en tel format que léegi ñoom dinañ ko mën a utiliser mu dal ci seen xel boo xoolee huile de baobab bi niñ ko defee métamorphosé ko def ko li nga xamante ne moom moo di ay huile di ko jëlee bitim réew di ko indi di ñu jaay fii suñu réew te ñun fii la fekk baax donc ñoom itam ils ont refait pareil gis ngeen am na yenn yoo xamante ne c'est sous forme de capsule am na yenn yoo xamante ne alimentaire ay compléments waaw c'est des compléments voilà Ouais. compléments alimentaires c'est comme si booy jël spiruline c'est à peu près la même chose vertu yi ak arbre yi nga xamante ne wala herbe yi nga xamante ne moom ay vertu yoo xamante ne c'est naturel moom la ñu jël def ko sous forme de comprimé parfois sous forme de capsule wala sax léegi def nañ ko comme sous sachet voilà d'infusion j'ai oublié la boîte de l'autre côté mais c'est très 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 prisé lan moo ko waral comme ni ma leen ko waxee woon c'est parce que dafa am ay njëriñ te li ci gën a neex mooy garab gi xob yi fruits yi maanaam graines yi nga xamante ne macha allah Dieynaba moom ngay gis ni lépp moom moo am njëriñ te nit dañ ko war a faral di ko utiliser tu nu mu waree nee naa leen que sànq les feuilles dafa riche ba nga xamante ne li ci gën a am mooy c'est riche en micronutriments ba tax na gis nga boo demoon sax Madagascar les enfants qui sont atteints de malnutrition dañuy faral di jël li nga xamante ne moom moo di xob yi di ko boole ci seen ay nourriture pour leen permettre ñi nga xamante ne dañu amee malnutrition ñu mun a wéruwaat faju comme ci nu mu waree gis nga donc xob bu wow bi mi ngi fa xob bu tooy bi Dieynaba moom ngeen gis noonu ci li nga xamante ne moom moo di assiette bi donc amaat na graines yi nga xamante ne la plupart aussi nit yi dañ koy utiliser mooy lu weex li voilà
ok moom mooy gis ngeen graine bi ngeen di gis nii bi jeena ba yore moom tamit dañ koy utiliser même tout le temps comme ni ma leen ko waxee dañ ko dem ba dugal ko ci seen programme de malnutrition pour dimbali nit yi nga xamante ne dañu am donc de 1 à 3 ans ba jëm 13 ans dañ koy faral ñoom di ko utiliser. graine yi nan lañ koy utiliser. di am na ñenn ñoo xamante ne dañ koy dëbb am na ñenn ñoo xamante ne dañ koy yëy ñi ngi digal ni comme bu ci kanamee dinaa ci egsi sax mais dañuy wax que comme par exemple bu fekkee ni da nga am suukar boo xamante ne dafa yéeg macha allah mun nga yëkkati graine bi boo xëyee yëy ko boo ko yëyee ba pare nga naan ndox daf lay dimbali ba nga xamante ne dina wàññi sa sucre mais quand même ñi nga xamante ne dañu am problème de sucre ñoom dañ leen di ko tere également di fàttali aussi les femmes yi nga xamante ne dañu nekk en état jigéen bu wéral tamit dañ leen di conseiller tout le temps ñuy bañ a utiliser li nga xamante ne moom moo di moringa bi parce que mën na leen indil loo xamante ne moom moo di safaan voilà donc ceux qui ont aussi nga xamante ne seen suukar aussi dafa bare maanaam pas bu bare sax mais sa suukar dafa wàcc nga faral di am hypoglycémie on leur demande aussi de ne pas prendre ça parce que ki amee diabète wala ki amee suukar normal mun nañ ko ne mun na utiliser li nga xamante ne moom moo nekk ni ngeen mayaale ko ndox mu naan jeena ba ma ngay ñam donc tout le temps boo ko yéeyee il faut nga naanaale ndox nga xamante ne dina la dimbali mais toujours dafa am dosage comme ni ma ko doon waxee mais comme bu ma dellu siwaat ci plan normalement ñett par jour donc boo jëlee ba benn doom doy na yaay présenté émission baax na donc comme bu ma ñëwaatee ci plante bi wax naa leen que c'est très nutritif donc vraiment dafa am ay maanaam ay ngëneel yu bare yoo xamante ne daf ci nekk donc nit yi voilà dafa xaw a weex moo tax tout le temps boo ko yee dañ lay naan à ce que nga boole ko ak li nga xamante ne moom moo di ndox xam nga lay saf mooy petit cola waaw petit cola la ñëw voilà effectivement te mu xaw a amer tuuti. donc xam nga j'ai bien fait d'avoir goûté bien fait d'avoir goûté effectivement. donc am air bi comme ni ngeen ko gisoon sànq nee nañ ko dafay lutter ci li nga xamante ne moom moo di sucre. waaye les femmes yi nga xamante ne tout le temps elles ont l'habitude d'avoir des ballonnements ce qui veut dire que c'est digeste dafay dimbali nit ki. pour nga digérer ci nu mu waxee parce que ñi amee. ballonnement ñi nga xamante ne dañoo amee colopathie tout le temps dañ leen di naan boo leen lekkee ba pare mun ngeen baxal li nga xamante ne moom moo di xob yi boo jëlee nga di ko naan parce que dina la dimbali pour nga am une digestion très facile donc aussi toujours boo koy baxal comme par exemple mun nga jël 250 millilitres d'eau nga jël li nga xamante ne moom moo di benn kuddu wala ñaari kuddu xob bu ndox bi baxee ba pare nga def ko ci boo ko ci defee nag nga ub ko maanaam xeetu infusion lay doon bu demee ba mu yàgg nag nga mun ko segg naan ko dina la dimbali ci ñi nga xamante ne moom laa leen doon wax seen sucre day faral di yéeg wala ñi nga xamante ne aussi dañu amee ballonnement leneen li ci jigéen ñi xamul woon mooy ñi nga xamante ne dañu bëgg jeex avec des produits naturels le nebedaay y a pas meilleur parce que dafa riche en li nga xamante ne moom la ñu duppee protéine dafa mel ni nga lekk tey rek kilo yàpp maanaam xeet boobu tamit ci la c'est pareil que li nga xamante ne moom moo di nebedaay bi parce que boo ko naanee da ngay gis ne day mel ni xeetu coupe-faim la ba pare day mel ni feesal sa biir ce qui veut dire que li nga doon lekk bu njëkk ba da nga koy wàññi à la limite dès que tu as fini de manger aussitôt boo ko jëlee sous forme d'infusion bu yàggee dina la dimbali comme ni ma la ko waxee côté digeste bi mais surtout dinay faral di gonfler sa ventre ba doo lekk toxines yi lay day dindi ça élimine toutes les toxines yi nga xamante ne moom moo nekk ci biir comme sànq tamit maa ngi waxoon ci graines yi am na maa ngi la doon wax 3 mais nee nañ comme par exemple am na benn traitement boo xamante ne mun nañ ko ci def nee nañ boo jëlee 21 doom chaque jour nga di ko jël 3 fois par jour 3 fois comme par exemple pendant 7 jours maanaam da ngay jël ñetti doom di ko lekk di ko naan loolu dina la dimbali mu dimbali li nga xamante ne moom moo di sucre moo tax toujours aussitôt ñu ne la boo ko yéeyee rek ce qu'il y a à faire il faut boire de l'eau parce que c'est amer boo naanulee ndox rek mooy loolu donc ba pare leneen li ci am gis nga jeena ba ñi nga xamante ne dañu amee xeetu gémmin même parfois les dentistes dañ la koy conseiller si tu as une mauvaise haleine lii xeetu doomu kii bi nga xamante ne moom moo di nebedaay bi dina la dimbali à ce que tu doo amati mauvaise haleine lépp loo xamante ne moom moo di infection yi ngay faral di am ci sa gémmiñ da la ciy dimbali merci de l'avoir aidé dafa soog di ñam moo taxit ma ngay màcc orange ak lu ne dootoo ko defati donc ñi nga xamante ne aussi bu ma waxee sànq digestion mooy wàllu constipation y a des gens yoo xamante ne ils digèrent difficilement à un tel point que duñu mën a dem ginnaaw kër comme nu mu waree donc bu fekkee da nga amee problème de constipation mun nga koy utiliser te li ma leen ko waxee dafay dindi yenn xeetu jàngoro yu bare am na sax ñuy wax ñoo xamante ne cancer day nettoyer li nga xamante ne moom moo di rein maanaam am na
ngëneel yu bare yoo xamante ne da koy def donc am na poudre la poudre aussi comme ni ngeen ko gisee moom moo nekk nii moom laay gis oui ma jël sa nebedaay jéena ba dafa sob delloo na ma sama nebedaay juste donc gis ngeen xob bi moom moo nekk nii gis nga donc herbe bi ngeen di gis ni dafa riche en fer c'est riche en magnésium ak li nga xamante ne moom moo di phosphate mais conseil bi ma ciy jox nit yi tout le temps mooy jéena ba comme boo fi demee ci village yi maire séeréer bi ma doon waxtaanal ñoom nee na comme par exemple bu ñuy añ dañu jël parfois di ko wis ci li nga xamante ne moom moo di seen ay lekk mais ce qui est conseillé mooy toujours nga def ko ak ndox bu tàng ba pare segg ko bàyyi ko ba nga xamante ne sunguf si yëpp dafay wàcc ci suuf parce que nit yi dañuy fàtte ni que sunguf du rees ci biir te ce qui veut dire que kii yu sew yi dafay collé ci li nga xamante ne moom moo di sa paroi intestinale te mun na la indil gàllankoor ce qui fait que toujours boo koy utiliser au lieu nga koy wis ci sa lekk di ko kii di ko naan da nga koy segg ba pare maanaam nga jël sa ndox def ko ci sa kaas def ndox bàyyi ko ba nga xamante ne ak ndox bu tàng ba yëf yi wàcc xam nga leen yural boo bëggee ruy bu nooy waaw keñ boo bëggee ruy bu nooy xooj ko non jéena ba dina ma rey donc voilà ci togg parce que ñu bëri dañ koy utiliser ci biir dañ koy utiliser ci togg waaw am na ñoo xamante ne dañuy utiliser poudre bi mais ñi nga xamante ne aussi dañuy faral di utiliser li nga mbuum bi xam nga boo jëlee xob bi dugal ko voilà mbuumu sap-sap da ngay lekk ba suur macha allah sunu mbokku séeréer yi ñoom xam nañ ngëneel bi moo tax ñoom dañ koy utiliser bu baax a baax di utiliser écorce bi comme ni ma ko doon waxee sunguf fi ba ci doom bi ak li nga xamante ne moom moo di xob bi donc li ñuy wax rek conseiller waxoon naa leen ko sànq ne pas utiliser bu fekkee da nga nekk jigéen boo xamante ne da nga wérul voilà pendant la grossesse dindi nañ ko ñu ngi la ko interdire complètement donc jox naa leen yenn conseils yi nga xamante ne moom lañ koy war a utiliser mais ñun ci wàllu bien-être aussi dañ koy utiliser huile bi boo demee ci yenn coiffeuse yi dinañ ko utiliser ci seen wàllu karaw et surtout pour la peau parce que dafay dindi li nga xamante ne anti vieillissement la luy faj ci biir kon xam nga ni dina feeñ ci li nga xamante ne moom moo di ci biti rawatina na nga utiliser huile boobu di ko def ci sa wàllu soin du visage ou même sur ta peau y a pas meilleur. Ah oui en tout cas man mus naa utiliser benn moment huile moringa pour le visage mais c'est parfait surtout guddi bi boo ko defee crème de nuit je pense que c'est magnifique je connais une dame elle s'appelle Mariama de Jongoma marque Jongoma moom ci rek lay dox effectivement voilà moringa karité et tout donc les femmes ici voilà sont en train d'expérimenter quand même moringa bi mais nag jàppale ne moringa Sénégal bëgg nañ ko de Gambie bëgg nañ ko mais bitim réew ñoo ñu ko gën a bëgg ñoom ñoo ñu ko gën a bëgg man dañ ko bëgg man j'ai une amie qui vit en France Mimi Elancourt toujours mu ne ma Mado pour ton problème de poids prends du moringa ma ne ko mais toi le moringa ça vient de voilà mais ma ne ko mais sax ñun ci ñun ça vient de chez nous elle me dit mon naan vertu nous on vend ça à Paris il faut en commander ma ne ko fii on appelle ça le nebedaay te fii la fekk baax te li ci gën a yomb mooy boo demee ak mbuusu 100 francs di nga ko mën a utiliser d'une façon à te mooy gën a naturel te mooy gën a naturel voilà donc tubaab bi lu ñu xas ba dem ba jël rek fonk ko di ko vulgariser rek xam nañu njëriñ bi ci nekk kon nag nekk na garab bi nga xamante ne moom moo gën a riche ci li nga xamante ne moom moo di garab yi am ay vertu kon nit yi war nañ koy mun di ko jëfandikoo nañ ko jëfandikoo mais ñi nga xamante ne ay jigéen ñu wérul lañu nañu moytu encore on le répète encore nañu moytu li nga xamante moom mooy moringa yi parce que ce n'est pas conseillé mais aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy utiliser pëndax bi Mado wax na ko léegi da ngeen koy xooj ba li nga xamante ni moom mooy sunguf bi nekk ci kaw ngeen xiim ko dindi ko doog a mën a utiliser kon pëndax bi Mado jox na leen li nga xamante ni moom mooy les astuces en tout cas Mado merci ci li nga xamante ni indi nga ko moringa nebedaay ou nebedaay boo leen ci tànn noonu la mais jàppale ne vertu yi mi ngi fi mais aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy rek daal di nekk ay jigéen yu wér lañu ko moytu mais aussi tout abus est dangereux pour la santé il faut faire attention à ce que l'on fait mais généralement Sophie yow est-ce que da ngay utiliser moringa wala yenn genre xeet yu mel noonu ci sa togg wax bu fekkee da nga ko bëgg a def ci sa togg wala dara da nga koy infuser d'abord soo paree nag bu fekkee da ngay togg dara nga jël tuuti ci infusion bi daal di ko ciy rajouter su boobaa da ngay gën a am li nga xam ne mooy vertu yi nga ci soxla yëpp te du la sonal parce que grain yi toujours gis nga ceeb sax des fois dañu koy tànn
parce que day am yu ñuul yi ci nekk yoo xam ne boo ko lekkee du gaaw a rees dafay des ci sa biir moo tax toujours rek ñu koy infuser dindi li nga xam ne mooy pëndax bi ba mu set wecc nga doog koy def ci li nga xam ne mooy sa togg Dieynaba. ça c'est des conseils de Sophie bi nga xamante ni rejoindre na Mado lu mu rek daal di wax merci Sophie si kaddu yi nga xamante ni sànni nga ko ci wàllum moringa 9h45 minutes dañuy dalal léegi ki nga xamante ni moom mooy invité wu ñaatam en fait invité entre guillemets mais laata ñaatam di ñëw ci décomplexé jàpp sa fula ñu xool un extrait de Bousso ce qu'elle fait ci petit écran bi. jomal sama ay laa la wax jomal sama ay ayu lan sama ay laa wax dama bëgg a def nag sama jigéen ci kër gi loolu la wax ñoom lan la wax donc sama ay laa wax danga ma ko jox wala doo ma ko jox seen bàyyi maa laaj ay dinaa la ko laaj dinaa la ko laaj xaar bañ dem dëkk ba de fii laa ko bëggee na sama morom dama lay yenu de dama lay yëkkati de yenu ma laa wax tey loo bañ bañu ma ko dama lay wàcce de dama bëgg tey nga jox ma sama ay laa wax dama lay dóor ma jox sama ay bu sa seen dama lay dóor tey dama bëgg nga jox ma sama ay bu ma ndogoo ba pare bu subaa nga jox ma ko gannaaw suba nga jox ma ko wala ma toj kaasi léegi ci kër gi tojal kaas yi dama koy toj laa tojal lépp bu sa seen fu mu jàpp baaxul na bàyyi fi jàppal foo bëgg a jàpp bu sa seen bàyyi fi yaa ngi may rek wax nga dëgg da ngay bëgg a dee da ngay bëgg a dee muñ nga bay bëgg a dee waaw lii lan la mel ni doo sëy ah mel ni jàmbur mel na jàmm si ñu jàpp ci kër gi naan la xale la nga koy nangu dama ko du nangu da ngay jeeg bu sa seen yow kan moo la ngemb kan moo la bàq ba nga may attaqué pëppali pëng nga dama sës waaw kay dama sës waaw ku sës wax waaw kay dafa am loo soxla ñu war la koo jox ñu war ma kaa jox waaw kay loolu la waaw yow man ngay waxal di yow laay wax ak kay kii dafa defe ne da ngay fa affronté ko man dama fowuma waaw fu ñu ayantee fii si kër gi waaw kay lu ñu waxante woon si kër gi lu ñu waxante woon lu ñu waxante woon bu ma poñe dama leen dóor de poñeel doo ma dóor du la dóor dara doo ma ko def da ngay sóob waaw kay day sóob doom léegi ngay ni yow xaju balcon nga da ngay mbaw todoo matte xaju balcon la kay kan mooy wax laa bëgg a xam waay mooy wax ne ko xanaa sa jabar ju nga amoon si dëkk ba moo ñëwaat nii turu jabar waxuma noonu bu ko tudd fii fii da laa koy tuddee xaalis bi xaalis lan yow noppi rek noppil ban xaalis noppi ay waay Bousso mi noppil te xam ne li nga bëgg di nga ko am ci nii wala ci nee rek waaw looy laaj ay en tout cas Bousso elle nous a trop fait plaisir pendant ci koor gi mais aussi au-delà parce que léegi gis nañu ne elle devient incontournable ci milieu théâtre bi ñu koy utiliser bu baax a baax moom franchement complexé wul ci li mu doon. dëgg la complexé wul waaye bala ñu ñëw ci waxtaan wi di fàttali rek ne mi ngi tudd Adama Thiam donc dañuy dem seetaan élément yi nga xamante ne def nañ ko ak moom dellu si waat ci commentaire yi Dieynaba. première dame xel yëpp dem ca palais ba waaye bu ñu nee première dame plus Bousso ko moom waaw yaay Bousso baale ñàkkul càngaay bëgg ne koor ne bañ ni koor yaay ba li koor Bousso lii lan la nii lu xew. amoon naa di jàng centre amoon naa problème trop si jàng centre bi moom amoon naa trop problème ndax su ma daa jéem waxuma la xale yi ñoo ma daa njëkk a tooñ waaye su ma leen tooñ duma leen faale damay dem sama yoon ndax damay xam ne su ma toppee waxi nit ñi comme man li ma bëgg du mag am tamba tamit dama nekk sama taawu yaay sama yaay am man dong si jigéen ak sama benn rakk bu góor ñun dong la am ma bëggoon rek ma daan man kon su ma faalee nit ñi comme man li ma bëgg du mag am dañ may tàddeel naa leen bàyyi rek def leen la c'est passé dem sama yoon si laa doog continuer non centre di liggéey am fa 2 ans ma def ko fa te ba ma defee 2 ans si la ma Boubacar Diallo soxla woon Dakar na door paa bi yow moom la sama nijaay def ko Daouda Diop ma demoon si Dakar na door paa bi si nga ma gisee Boubacar Diallo soxla ma ñëw fi ma ñëw Dakar ak ñu wax Samba Diaw avant may ñëw si santé bi boobu damaa mënoon la létt dama daa toog suñu kër di létt bu ma ñëwee Dakar continué naa fi ki ni wax madame Thiam moo boole ki ni wax Nabou Gaye si laa nekkoon Dakar unité 16 ñëw foofu dafay létt dafa salon daa neex daanaa dem këram avant may commencé ci théâtre bi daanaa dem këram boobu mi ngi nekk unité 15 ma daa dem naa fa ñaari yoon ki ni wax Ndeye Penda Thiam rek moo si gën a jàpp
su ma demee ba gën a xamante relation Sanekh Ndeye Penda Thiam moom moo tax ma gën kaa jàpp après si la ma Ndeye Penda woo ma téléphone ci koor gi ndax duna koor 3 jours ma ñëw Dakar ci Sanekh Samb groupe Soleil Levant ma ñëw rek wax dëgg yàlla macha allah ba ma ñëwee gars yi tamit yaata na ma ndax ñoom ba ma ñëw man tuuru busa bi sax bañ ma koy wax sax damaa jaaxle woon ndax damay ñëw classe si mbulgee ñi ko ñëw na ma ni busa ndax te Sanekh joxe na foofu sama tur ba pare avant may ñëw foofu macha allah neex na torop amu fa benn problème daa mel ne damaa nekkoon ñoom ay at ñu teg ma sama place respecté ma tamit bu ma ñëwee kaf vrai lan daa def waaw fu ma tasantee nit ñi busa kaa ñi fatawu kaa ñi lii ñëpp gars yi man damay wax na man lan laa def ak nit ñi ba tax na ñëpp bëggandoo man nii man loolu daf may jaaxal wax dëgg yàlla man gisuma koo xam ne rek na ma busa mi dama kaa bañ wala déedéet gisuma xale ndaw yi ay mag ay kilifa sax dañ may woon na ma yow busa danga maa neex ma ñëw toog ñu waxtaan na ñoom wante daa ma si benn complexe di leen yuuxu wala ma ñi may woo ma bañ leen a faale yow moom duma ko def fu ma lii nit gone ndaw yi mën nan maa tàddaloo si mbedd yi dama naa doomu aadama lu la yàlla teg lu nekk rek war nga ka nangu nga xam ne lii yàlla moo ma ko teg doomu aadama tegu la ko man loolu laay dund man lii damay xam ne yàlla moo ma ko teg damay dem sama yoon du ma teree def dara lu ma bëgg a def dama koy def waaw bu ma jénnee rek gars yi danañ ma tooñ wante duma leen faale si wàllu comédie maa ngi topp si ginnaaw waa Soleil Levant ñoom ñëpp maa ngi leen topp seen ginnaaw ñi may jiite bëgg naa saa dem fu sori te salon bi métier bi ma nekk tamit bëgguma ko bàyyi ëllëg aar bi tout temps rek léegi-léegi li nga paase ko léegi bu ko paasee ma nekk sama liggéey continuer ci moom laa bëgg incha allah loolu moom yàlla def na ko moom ku ma tàccu sax man damay fecc loolu laay gaawee moom fecc moom dem naa ne ma sama tànk ba dafa oyof ma ne leen sama tànk dafa oyof bàyyi rek ku ma tàccu la ma daal di fecc dégg lii moom franchement Bousso sans complexe dégg nga li mu wax nee na ko tàcc mu fecc àdduna noonu la mbégte mi rek happiness lay dund donc mu mel ni rek Bousso moom la ñu dalaloon tey di suñu invité ci décomplexé jàpp sa fulla Adama Thiam la ñu koy wax ñu gën ko xam ci turu Bousso ndax ci Soleil Levant loolu lañ ko tuddee waaye di fàttali mbokk yi mi ngi dëkk Warxoox ci département bu Linguère la nekk def na centre de formation en coiffure moom la fa njëkk a commencé def bi mu ko defee également nee na c'était pour am diplôme coiffeuse donc bopp mun na fecc waaye également gis nga ko actrice la donc mi ngi nekkoon ci Créteil bu Linguère nee na fa la jàngee donc nekk koo xamante ne tamit naturellement dafa bëgg fecc nekk actrice comme ni ma ko waxee léegi nekkoon na leader ci majorité nga xamante ne ñoo nekkoon foofu ci Linguère nee na nekkoon na fa leader maanaam di leen jiite nekk ci kanam moom daal mi ngi noonu nekk na ci ASC Jikko également ASC Jibo également nee na fa la njëkk a dooree ci théâtre ci Dakar na door pa nag lañ ko découvrir bi ñu doon def foofu ca Linguère donc mu paree ci loolu lañ ko woo Dakar mu ñëw Dakar commencé di liggéey ak Samba Diaw mais nee na mujjeewul antu donc ci Soleil Levant ni ko nit ñi ràññee mu nekk nit boo xamante ne ci ni ko yàlla bindee da ko bind mu nekk nit bu tuuti donc nee na looloo taxoon mu yàq jàngam looloo taxoon mu yàq formation looloo tax également ba léegi mais nee na du ko nangu li taxoon mu yàq ko mooy dafa demoon ba bu rombee ci mbedd mi nit ñi dañ koy reetaan nag bu demee ci école bi xale yi dañ koy reetaan nit ñi di ko tooñ ak yooyu mais nee na moom dafa dem ba nga xamante ne dane noonu bu leen dégloo rek du réussir donc moo tax mu ne même mbedd mi sax parce que dama ko jox benn exemple nee naa ko un jour dañ doon def concert à la foire mu yegsi donc benn groupe ñoo taxawee ne la di ko reetaan mais xoolal tontu gestuwul sax dafa ñëw mais ñooñu après dañu mujjee ñëw Sidi Diop moo nekkoon sur scène nit ñi dañu mujjee ñëw di ko nuyu donc xam nga loolu personnalité la bopp te nit ki sa personnalité yaa koy def ci sa bopp li tax ñu lay respecté yow yaa koy def sa bopp donc rek di wax ak askan wi ñu ne wax leen ni nit ni ko yàlla bindee noonu lay génnee ci mbedd mi yàlla moo ko bindee noonu loolu kenn mënu ci dara donc yow nga nangu ko nga ñàkk ko bañ a nangu noonu la ko yàlla bindee donc moom mi nga xamante ne moom la ko yàlla bindee également da koy nangu dans sa tête du da koy nangu nii rek di dox di dem mais da koy nangu ci biir boppam ni mu koy nangoo mooy exactement parce que fii Sénégal la ñu nekk bu dee
dëgëroo rek après da ngay sombre di nga xeex ci mbedd mi di nga gis nañ fi acteurs yoo xamante ni dara jotu leen mais chaque jour ñu xeex ci mbedd mi parce que da ngay romb ñu wax la loo xamante ni waruñu la ko wax mais jàppal ni yow acteur nga dafa mel ni départ bi dogguma la xoolal Sanekh njoolaayam bu mu njoolee woon macha allah da nga doon gis bu génnee xale yi dañ koy tooñ man je me rappelle mus naa ko fekkee wala da nga koy mujjee ree ba moom bu fekkee ne amul woon fullaam am faydaam macha allah je ne pense pas que dina egg fu mu egg nii dëgg la ci loolu sax laay taxaw parce que Sanekh tey ji moom nekk na koo xamante ne daf ko sant 10 000 fois parce que nee na dafa ñëw rek mel ni dafa mës a nekk nee na lépp Sanekh moo ko koy defal donc fu muy dem tamit parce que bi ma ko woowee bëgg ko interviewé dañu ma xaaral ma woo Sanekh ba pare bu ma ko woowee su ma d'accord ak man ma ne ko du ma la bàyyi ngay woo Sanekh man maay woowal sama bopp Sanekh boo ko woowee Sanekh ne ma non ñoo bokk suñu kër affaire yooyu noonu donc nit day am kilifa aussi parce que bu dee da nga nekk ci milieu bu mel ni milieu comédie aussi il faut ngay am kilifa loolu ñu koy wax di ko waxaat am koo xam ne moom ngay tàggu am koo xam ne moom ngay waxtaanal parce qu'on ne sait jamais donc li ñu mën a jàpp daal mooy tey jii Bousso nekk na koo xamante ni star la ci Linguère ga mu nekk parce que nee na bu yegsee ñëppay ñëw naan ko yaay suñu fierté ndax yaay génn ci télé bi yaay suñu fierté ndax yaa mel nii yaa mel même au-delà de génn ci télé bi li muy def dafa neex voilà li muy def dafa neex dafa am solo donc vraiment di ko féliciter bu baax Bousso parce que ce n'est pas évident pour moom taille bi mu am dëgg la voilà mu mun a évoluer mais vraiment intelligence bi mi ngi fi di ko si ndokkeel bu baax a baax question bi nga xamante ni moom njëkkoon a ñëw ci sama bopp ku ko gis loolu ngay wax Bousso ñaataat nga am mu ne ma bàyyi ko loolu secret la ci biir nit ñi loolu la ma wax nee na ma daal secret la loolu ci kenn laaj âge am et puis on ne demande pas à une femme son âge ça c'est interdit par l'éthique et la déontologie donc lu ci gën a bëri bu ñu gisee Sénégal nit boo xamante ni noonu nga mel li njëkk a ñëw ci bopp nit ñi est-ce que kii du mag loolu la nit ñi est-ce que kii du lii donc moom mu jàpp fullaam ak faydaam nee na daal actuellement li mu mën a wax waa Sénégal mooy comédie bi mu nekk di ko def nii nee na du ci amu ci temps bu bëri boo xam ne da ko ciy def nee na benn temps bu ndaw la nee na bu paree actuellement commencé naa tabax salon de coiffure fële mu nekk à Linguère donc mu ngi fay tabax nee na bu paree ca war xoox nee na bu paree nee na foofu lay dem toog nee na xéwal bu mu am séddoo ko waa war xoox man daal loolu la ma dégg en tout cas macha allah ambitieuse très ambitieuse mais y a que ça dans la vie hein l'ambition loolu ak ci loo mënti nekk mais sax bu nekkee da ngay lekk boo ambitieux wul doo lekk lu baax donc je pense que ne que c'est important Bousso ñu ngi lay def un gros bisou di nuyu nag waa Linguère foofu mooy dëkk Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur mais aussi dëkk sama bàjjen Penda Ba madame Sonko di fa nuyu aussi famille Sonko yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk kon foofee ca Linguère merci Niatam merci à toi Dieynaba nee na mi ngi nuyu waa Koungheul di nuyu dëkk yi nga xamante ne jaar na fa yëpp nee na également di sargal ñi nga xamante ne ñooy maman Gentil Serigne Ngagne nee na ak waa Soleil Levant parce que ñoom ñëpp ku ci nekk am na lu mu dox ci sa diggante ak moom en tout cas waa Soleil Levant lu ñu laal a gën lu ñu laalul ñoom Sanekh lu ñu laal moo gën lu ñu laalul donc vraiment félicitations aussi si générosité bi nga xamante ni waa Soleil Levant ñoom ñëpp amal nañ ko ci ki nga xamante ni moom mooy rek daal di Bousso mais aussi je pense que kii ñibbisi na màkk nu mu tudd Aziz ñëw na barki démb donc ak ñoom Bessel macha allah waaw dinañ leen dem ziyaare ji incha allahu rabbi 10 heures nag 2 simili moo ko tere siiw ñu ñëw ci Sophie mu indi ñu li nga xamante ni moom mooy tapioca au lait tapioca nag ku ko dégg mooy li nga xamante ni boo ko lekkee ci juróomi fan am yaram ayca bismillah waaw Dieynaba xanaa ñu yeggali tapioca bi rek comme ni nga ko waxee rek ñi nga xamante ne dañu loof rek bëgg a suqali ko tuuti mën nañu dem ci grande surface yi jënd ko buñ ko jëndee defar ko rek buñ ko lekkee seen yaram dina ñëwaat ndànk-ndànk te mu nekk ay produits yoo xam ne ay produits yu naturel la lii c'est fait à base de manioc du la andil benn problème gis nga nag sànq astuce bi ma joxe woon rek bu la neexee mën nga ko gonfler bi mooy da ngay tàngal ndox ba mu tàng def beurre def pincée de sel sotti ko ci ub ko tàngaay bi rek moo koy ñoral mais man façon bi ma ko defaree tey dama teg ndox bi beurre pincée de sel def ko ci togg ko 10 minutes gis nga nii rek mu ñor da ngay mel ne rek day mel ne rek benn genre sombi lay doon mais du sombi voilà gis nga nag bu ñu defee nii ba pare fekk fay nañu gaz bi bu baax juste rek Dieynaba 10 minutes rek nga koy kii parce que sinon dafay pâte ba doo ko mën a utiliser suñu paree rek damay ñëw rek sotti moitié bi ci bool bi voilà gis nga nii rek ma def moitié bi lii ma delloo ko fii gis nga ni mu mel nii rek lay mel Dieynaba gis nga nag xam nga nii nag dafa tàng boo ci defee meew bi boo ci defee soow bi directement dafay
waaw dafay dog dañuy ñëw rek am nañu fii benn lait concentré non sucré boo xam ni à base d'ananas dafa am ananas moom la ñuy def comme ça dafay gën a relever goût bi voilà moom lañ ciy sotti moitié bi xam nga lii moom boo feebaree ba tane rek boo ko lekkee dafay am solo ci yow gis nga ni ñu yëngal ko ba mu jaxasoo bu baax am nañu fii tamit lait concentré non sucré moom it ñu def ci ñu rappeler juste que bi ñu koy togg tamit def nañ ci tuuti suukar parce que booy togg tamit base bi boo ci defee sucre dafay am solo ci li nga xam ne moom ngay préparer ñu daal di jël 2 cuillerées à soupe de sucre ñu yemale rek suukar bi nga xam ne moom la ñuy toggee toujours parce que daf ci am solo temps yi feebar yi bari na lépp looy def rek da nga koy def ak modération ñu mélanger rek gis nga déjà nii ñu am benn couleur boo xamante ne nii rek ça donne envie am nañu fii tamit li nga xam ni mooy essence caramel bi moom laa utiliser tey tuuti rek moom it ñu mélanger gis nga nii naka buñ ci mélanger ñaari meew yi ba pare mu leer na li que Dieynaba fi mu ne nii tàngatul déjà xet bi muy dégager rek macha allah te lekkaaye bi dem Dieynaba tey lii ñun duñ ko laal. bañ a laal yow bu laal. ñu daal di jël lekkaaye bi moom tamit sotti ci ba mu doy mu fekk si lee voilà gis nga nag bu ñu defee nii ba pare mélanger rek ba am li ñuy soxla voilà gis nga nii pare na fi mu ne nii boo ko tegee Dieynaba kenn du comprendre day foog ne mu xam sa la wala mu foog ne soit fondé la wala genre yooyu te fekk ne tapioca bi moom nga defar nii revenir ko ba mu macha allah fi mu ne nii mën nañu teg ni kudd bi daal di jël rek benn bool bu ndaw rek ñu ñëw rek daal di ci def tuuti voilà ñu def benn cuillère bu généreuse nag jarul ñu ciy dolli waat wala ñu def tuuti rek voilà suñu defee nii nag ba pare am nañ fi quelques clémentines ak suñuy langue de chat yi waa sànni ko ci rek parce que moom tamit daf ciy am solo voilà nii rek nii fruit séché la voilà xam ñun ñu am metitu bëñ non Dieynaba voilà gis nga nii rek bu ñu defee noonu ba pare mën nañu jël lii ay oreillons de pêche la mën nañu jël benn rek teg ni ñu jël tamit benn clémentine tamit daal di teg ni suñu paree fii am nañu aussi lii crème dessert la à base de chocolat juste pour embellir moom c'est facultatif bu la neexee nga def ko bu la neexee nga bañ ko def mënuñu koo lekk waaye gis nga moom rek la ñuy jël daal di def nii rek au milieu voilà gis nga Dieynaba fi mu ne nii pare na nga am sa benn kii tuuti pépine de chocolat en couleur yi nga jël rek daal di ko ci def non xam nga touche finale dafa am solo ci li nga xam ne mooy cuisine parce que bokk na ci li nga xam ne mooy base bi nii nag boo ko defaree Mado ku seen assiette bi rek dafay am envie lekk même bu xiiful woon automatiquement ci saa si da koy bëgg a déguster nii nag rek la ñu koy defee Dieynaba ci kanam ma andi rek ñu ñam ku ne benn kudd rek comme que ñun moom dañu xaw a macha allah ñu ñam ku ne benn kudd rek bàyyi noonu ba beneen yoon. ma ne xaaju kudd rek. waaw xaaju kudd. di ma xaaju kudd. d'accord Dieynaba. en tout cas c'est magnifique So. merci beaucoup koo ko yekkal. xanaa ma yekkal ko rek madame Ndiaye sama yaay ju baax ji maman Anna Ndiaye fële cité Batrin. waaw ma yekkal ko rek. yàqu na léegi Sophie. mu ne. tonton mag man kuy tonton mag. allez yow. kuy tonton mag moom. xaw ma tonton mag. en tout cas Sophie léegi yàqu na nee na may na ko madame Ndiaye ba nekk ca cité Batrin suñu yaay jooju nga xamante ni daa baax ci ñun. waaw ma mel ni yow léegi rek. macha allah defar noonu moom daa sopp ñun ñëpp ci plateau bi sax. waaw suñu yaay ju baax ji maman Anna Ndiaye. borom bu buy baax yi. borom bu buy baax yi ci man baax yëpp macha allah. Merci Sophie, donc à tout à l'heure. On va déguster ensemble ce tapioca au lait. Sànq Sophie wax na ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg am yaram wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di sonn loof
bu baax mun nañu rek daal di lekk ci tapioca au lait bi genre sombi la rek ngeen koy def ci xeetu baax meew yeeg mu nekk lait concentré non sucré wala kon meew bu flûte bi ngeen def ko ci mu neex Sénégal jëm kanam comme nuñ koy rek daal di waxee tonton Mag xam ngeen ne démb journaliste bi di Majib Sène nekk journaliste écrivain dafa génne benn livre jagleel ko ki nga xamante ni moom mooy Youssou Ndour l'artiste mi ngi ko duppee kon Youssou Ndour le génie éternel démb nag dañ doon def li nga xamante ni moom mooy cérémonie de dédicace ci livre boobile ñu ànd ci ak Aïssatou Pay Fall mu wan ñu un peu li xewoon foofu démb. Youssou Ndour le génie éternel nekk téere sargal téere yéete ci àdduna ay jàngat ay témoignage ci nit ku liggéey ngir jariñu Majib Sène ne sargal na ku jara sargal. génie éternel mooy mbindeef bi nga xam ni waxtu woo yaakaare ni xam-xamam ak gis-gisam wàññeeku na xam-xam ba ak gis-gis ba gën a yokku. génie éternel mooy ki nga xam ni waxtu wu defee dara jëf dafay màgg ci bëti ñëpp ci xolu ñëpp. balaa muy egg fi mu àgg nag jaar yi bari na. des errances de la Médina des années 72. may fàttaliku ca ba may door ca Médina ci année 72 yi ba nga xamante ne egg na ci fonction étatique yu gën a mag nekk joriñ gu ñu dénk wàllum culture ak tourisme ba nga xamante ne tey egg na ci sommet réussite am te nekk itam capitaine industrie boo xamante ne capitaine bu ambitieux la ak performant. bu la sa njaboot séddalee leneen nag lay doon. vous avez décidé de rendre. tey nag yéen a ngi sargal nit koo xamante ne baaxaayam jéggi na dayoo ab patriote waykat boo xamante ne àdduna warngal këpp gis nañ xarañteem. ci cérémonie de dédicace bi kenn desul ku wax jox sa morom. et c'est à partir demul toogi bitim réew ci biir dëkkam la ne lay toog liggéey li muy liggéey ba nekk li mu nekk tey mu nekk artiste planétaire ci àdduna bi yëpp te nag si nim ko doxalee Youssou leçon la ñuy jox ñun ñëpp jëriñ sa réew nekk patriote dëgg. ñi ne ci tàggat yaram ñi ne ci wàllum culture ñëpp teew nag ngir dundal pour l'éternité pour la postérité référence nag ki ka njëkk wax mooy ki bind téere bile. en tout cas Majib Sène nekk journaliste écrivain li mu wax yaakaar naa ne sénégalais yu bëri moom la ñu xalaat Youssou Ndour donc le génie éternel. n'est-ce pas Mado? waaw y a pas meilleur comme nom. je pense que nom boobu rek nañ ko mën a qualifier macha allah donc mu nekk nit koo xamante ne je pense que sargal nit bu muy dund sax baax na kon dañ koy ñaanal toujours moo eggalee sagom li ñu naan rek lu ñëpp ne fàng kenn du ko jeex. kon nag li ñuy wax rek Youssou maa jigéen yàlla na ko yàlla sàmm maanaam lafal ko ca te may ko moo eggaleeg sagom ndax xam nañ ni li mu yéene sax li nar a ñëw moom moo ëpp. li nga xamante ne moom lay jëf nii ci réew mi macha allah. yaatam Dieynaba le génie éternel mu nekk koo xamante ne ni tey jii sur le plan international gis nga nit ñi fi ñu ko teg donc pourquoi pas fii ci suñu réew. donc mu nekk koo xamante ne également il a représenté le Sénégal il a représenté l'Afrique un peu partout dans le monde mais avec fierté. fierté mooy def loo xamante ne ni tey jii bitim réew sax am na ñoo xam ne tey jii Youssou Ndour rek la ñu xamuñu keneen donc tey ñu ngi koy sargal ñun avec fierté la ñuy toog di wax ci moom également. xam naa ñi naan xoolal employé mi ñi ngay wax ci moom lu baax. non Dieynaba am na ñoo xamante ne tey jii mais Dieynaba tey je te dis ah des fois sooy wax ci nit employé mi ñu ngi koy waxal lu baax. des fois sooy wax wax la den ba xam. non des fois sooy wax ci nit Mado moi des fois personnellement bu may wax ci nit ci dara j'oublie que sax mooy sama PDG parce que da ngay xool ci li muy def man ci loolu lay xool j'oublie parce que je parle pas très souvent des gens yi nga xamante ni lii de sag la man dama ko nit xasee waxee ma ko feneen
moom une fois il avait dit dans un de ses propos ne que moom il fait tout pour être entouré des meilleurs te il est fier de ça waaye ñun ñii man personnellement je suis fière de faire partie de son équipe voilà de équipe bi man mais su may wax ci moom j'oublie même qu'il est mon président du conseil d'administration je parle en tant que nit bi ak li muy def ci réew mi et je pense bien que voilà en tant que animatrice fekkee lu bëri ci moom topp lu bëri ci moom mais également ba léegi ni tey booy xool ci concert yi nga xamante ni def na ko récemment da ngay dem da nga naan non mais qu'est-ce qui se passe parce que y a des gens yoo xamante ni tey ji demoon nañu Rufisque tey li ma leer mooy dañ naan non tey ji Youssou Ndour bu ñëwee dina demee nii wala dina demee nii léegi bi ñu ñëwee ñoom au delà de li ñu doon xaar loolu lañ fa fekk donc quelque part am na lu ko yàlla may te loolu dañ koy nangu donc moom mérite bi moom la revenir également ñi nga xamante ni ñoom lay liggéey gis nga les images parlent d'elles-mêmes comme on dit li ko Mado waxee li ne fàng kenn du ko jeex le génie éternel loolu waata ngeec bu ñu leen ko waxee dinañ ko d'accord ndaxte samedi passé lañ fa nekkoon mu def fa concert bu neex boo xamante ni public bi stade bi fees dell public bi wuyu vraiment même artistiquement donc il était content donc vraiment machallah donc le concert de Rufisque à suivre ce samedi à partir de 21h30 sur la TFM juste pour wàll leen ne keroog Tëngéej moom dañ ko dëbb ba mu mel ni doom comme ni ko xale yi kon di waxee donc machallah Youssou Ndour le génie éternel ñun loolu la ñu gëm kon loolu la ñu rek daal di wax 10h11 on va terminer Yeewu Leen de ce vendredi mais peut-être tonton Mac avant ñu jeexal ñu ñëw ci benn xale bi nga xamante ni dafa réer si on peut voilà afficher la photo il s'appelle Alassane Bassoum la tudd mi ngi am nag lu toll ci fukki at ak juróom 15 ans la rek daal di am mi ngi nag réer depuis barki démb ba léegi ay waajuram ak seen waa ay koñ ñëpp ñu ngi koy seet mais mënuñu ko rek daal di gis Médina Gounass nekk ci département bu Guédiawaye la jógee kenn xamul nag fa mu nekk donc bu nekkee am ngeen ci ay xibaar mun ngeen a woote ci 77 351 00 76 77 351 00 76 mu nekk compte numéro wayjuram bu jigéen jaaxle nañu torop ci disparition Alassane Bassoum ngeen dimbali ñu rek boo leen gisee gone gi ngeen woote ci 77 351 00 76 pour dimbali ay waajuram ñu daal di koy rek gis Géejawaay ci Gounass Médina Gounass fa la dëkk donc ñu koy ñaanal yàlla niital ko yoon wi ñu daal di koy gisaat ci jàmm ak ci salaam xale yi nag bari nañ loolu fan yi lu ñuy réer nag ñaatam dëgg la Dieynaba bari nañu lu ñuy réer loolu tamit di fàttali rek ni surtout jamono ji ñu nekk nii il faut ñuy veiller toujours ci xale yi même bu dee dañu jàngi aussi oto dina leen jëli mais bu leen oto jëliwul yow aussi xoolal ku leen di jëli wala parce que dañ naan kii léegi mag la mën na yóbbu boppam te yooyu yëpp wóorul donc nañu yàlla na ko yàlla nit te ñi nga xamante ne ñoom ñoo dese gone yi seen biir kër ñu leen di surveiller bu baax a baax parce que c'est important en tout cas merci di ko ñaanal kon yàlla nit yoonam bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo rek daal di nekk tamit ci kër yi ñu bàyyi xel ñaatam wax na ko ñii di xale yi alors on va mettre peut-être une petite musique en sourdine et puis vous souhaiter joyeux anniversaire yéen les natifs donc du jour donc on va démarrer par tonton Tons Lamine Diallo Tons Lamine Diallo happy birthday à toi donc ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér mais aussi di souhaiter un joyeux anniversaire à Anta Samb joyeux anniversaire à toi voilà Anta Samb maa ngi gis bi Ndiaye di ma ko envoyé donc Anta joyeux anniversaire à toi da nga ko xam ah d'accord alors Chifo Ndion aussi on te souhaite un happy birthday Chifo Ndion gudd fan ak wér Racine Niang aussi voilà bébé ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér bébé Aïda Thioune aussi ñu ngi koy souhaiter un happy birthday Soda Fall aussi ñu ngi koy souhaiter un happy birthday gudd fan wér ak wérle Mounas Dieng on te souhaite aussi un happy birthday yéen les natifs du 23 ñu ngi leen di souhaiter donc la totale pour seen dundu donc Mounas Dieng wax nañ ko Ahmed Fall happy birthday à toi Ahmed donc ñu ngi lay ñaanal gudd fan aussi ak wér Fatim Diaby
Fatim Diaby aussi on te souhaite un happy birthday li nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla defal yàlla may la nga mucc te nga yàlla musal la ci làmmiñ gu bon ak bala comme ni ñu koy rek daal di waxee. Fatou Laye Madame Diouf on te souhaite un happy birthday donc di la ñaanal yow yi tamit gudd fan ak wér. Alors Tuti elle moom mooy defal pédicure ak manicure donc à moment d'exception. Donc Tuti elle c'est la reine donc des pédicures ak manicure vraiment Tuti Wade tey newoon naa la na waa Grand Yoff yëpp yeewu ma waxal la lu baax. yow sama rakk bi nga xamante ni. fu ma mënti dem du ma saf wallaay fu ma mënti dem du ma saf ndaxte tàmm naa sa loxo ba pare te loolu kenn mënatu ci dara c'est elle qui me fait mes ongles elle qui me fait les pieds te nag gis nga lu doy waar xale yu mel nii dañuy ñëw yenn saa sa seen koñ du ñu comprendre seen liggéey tem ñu xaw la yéen na la da ngay raxas tànk mooy sa liggéey wala ñu ne la defar ay loxo ñooy sa liggéey te xamuñu ne ñoom li ñuy liggéey machallah 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 tes parents doivent être fiers de toi et je sais que voilà kontaan nañ ci yow ma ne il faut que sa xol toj pour yow nga mën a jël tànku nit raxas ko ba mu set ba pare il faut que aussi nga nekk nit koo xamante ne dafa généreuse oui parce que tànk li ci nekk yëpp nit ki doxee yére bi ay tilim ak lu ne yow nga téye ko raxas ko ba mu set ba nga xamante ne nit ki da ci kontaan technique la sax ba doo ko gaañ il faut l'apprendre ko gaañ l'esthétique c'est un métier boo xamante ne ça s'apprend donc nous on est fiers d'esthéticienne et longue vie à elle en tout cas longue vie à toi Tuuti gudd fan ak wér ñu ngi la koy rek daal di ñaanal donc on te fait un gros bisou suñu rakk ji di la ñaanal gudd fan yow Tuuti Wade borom moment d'exception ma sœur à moi yow mi gën ci man donc je te souhaite la totale sister. Un joyeux anniversaire à Mounas Dieng happy birthday di la ñaanal yow tamit gudd fan ak wér di la ko ñaanal aussi di la wax ne que yal na la yàlla may li gën ci yow. Massamba Diouf chéri Diarra Gueye Massamba Diouf chéri Diarra Gueye nee na yow la bëgg message bi loolu la bind dafa ne nee leen Massamba Diouf moom laa bëgg bu ko waxee nee na moom la bëgg bu ko waxul moom tamit yow la bëgg waaw moom la bind ci message bi donc voilà Massamba Diouf chéri Diarra Gueye joyeux anniversaire à toi. Baye Diop tamit chéri Mame Diarra la grande styliste de Paris donc Baye Diop chéri Mame Diarra yow tamit Mame Diarra nee na yow la bëgg loolu la bind fi ci message bi bu ko waxee yow la bëgg bu ko waxul it yow la bëgg voilà moom rek la ñu daal di bind ci message yi donc mu nekkoon anniversaire yi nga xamante ni moom lañ fi doon jot a am je vais t'envoyer ci kanam benn photo boo xamante ni sama benn bébé bu doon anniversaire démb il faut me souhaiter que joyeux anniversaire mais peut-être on va se dire au revoir le temps de terminer Mado. Oui, Dieynaba, donc maa ngi lay remercier. C'est fait un plaisir de partager le plateau avec toi. Donc maa ngi remercier toujours l'équipe de Glam Style by Mado pour lépp loo xamante ne moom moo di xeetu tagal ak ay musoor ak maquillage joignable au 77 552 39 78 et merci à Aya Couture Yandé sama rakk bopp jooju nga xamante ne tey moom moo ñu habillé chéri Baba Amdi. Oui, Aya elle fait de très belles choses. Moom boo gisee yéreem rek da nga koy xàmme tellement voilà c'est raffiné. Elle fait de ñaatam magnifique chose. Dieynaba di la remercier téléspectateurs yi di fàttali nag parce que vendredi passé dama joxe woon benn information pour dire que ni am na benn organisme boo xamante ne dafa bëgg organiser d'ici 2 mois benn foire boo xamante ne ñi doon participer ci décomplexé jàpp sa fulla ñoom ñooy ñëw di exposer lu ñuy def donc c'est pas que dama ni dañuy ñëw pour financer leen pour ñu liggéey parce que y a beaucoup de personnes yoo xamante ne nii ñu ngi may woo téléphone envoyé SMS pour dire que ni dañuy kii information c'était ñoom dañuy ñëw pour def benn foire boo xam ne dañuy choisir des personnes ñu ñëw pour exposer li ñuy jaay donc ça n'a rien à voir ak ñëw pour financer la xaalis pour nga def donc loolu voilà donc il y a beaucoup de personnes ñi ma jéggee ñi ma ku nekk ñi ngi lay woo donc c'est pas l'information li juste mooy dañuy def foire boo xam ne da ngay ñëw pour exposer mais pas ñu jox la xaalis da ngay ñëw exposer jaay voilà donc di remercier ñëpp di remercier également Lamp Fawzeyni Couture pour la robe également di souhaiter joyeux anniversaire bébé Lay Mbaye doomu Amina Poté c'était hier son anniversaire mooy taawu Amina Poté c'était hier ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire merci beaucoup merci beaucoup Niatamba avant tonton Mac ñuy tàggatoo ak Sophie peut-être on va souhaiter un joyeux anniversaire à bébé Seydou lui c'est mon amour parce que sama doomu frère la démb la woon anniversaire am démb la doon am 3 ans donc lui c'est mon préféré de tous donc bébé
Seydou Ba yal na la yàlla may nga gudd fan yàlla may la vraiment xéwal ba nga màgg daal di teral sa ay waajur teral sa ay bàjjen yi nga xamante ni ñoom ñooy bàjjen baptisé yi voilà kontaan naa trop ci moom j'ai trop de love pour ce garçon là parce que simplement voilà ba muy judd ba mu koy tudd maa ko uufoon donc vraiment di ko faire un gros bisou et puis happy birthday my baby comme on dit voilà merci beaucoup Seydou gros bisou Sophie xanaa ma yekkal ko Seydou rek ndax ni mu changé nii papa bi ndax ni mu changé nii sama turandoo papa bi nga xamante ne ma jëy naaw wax jëy naa jëy naaw macha allah na màgg rek dund bay teral waajur yi jëy na ba di remercier ñëpp di leen jox rendez-vous lundi incha allah sama yaay ji rek na ma ko sante woon gërëm ko xanaa dolliwaat rek ba lundi incha allah à lundi merci à toute l'équipe de production et puis collier bi depuis sànq maa ngi jot ay messages les gens me demandent fan laa koy rek fan laa koy jëlee ko ñun nangu nañ ko ba pare. Mairie Bey. collier bi am na borom. waaw collier bi am na borom ba pare. voilà maye na ko ba pare. da nga si maye déedéet xam nga noo koy maye da nga koy démonter ku ci nekk nga jox ko benn car. non mais wax ji mu jeex. c'était moi avant. non xam nga dama bëgg ay bijoux. Aminata Goudiaby moom moo ko moom. Aminata Goudiaby la koy may. en tout cas c'est Aminata Gueye Mado suñu benn sama benn xarit boo xamante ne ñoo bokkoon classe donc moom moo koy defar c'est les colliers de Amosa. donc mun ngeen ko woo ci 78 214 11 25 donc 278 214 11 25 am na nag ay modèles yi nga xamante ne c'est des modèles de ouf comme on dit généralement dem leen ngeen visiter page am woo leen ko mu defaral leen ci bijoux yi man en tout cas ça va être une série pour solal ko ay bijoux avec beaucoup de fierté moom Aminata Gueye très artistique cette dame là 78 214 11 25 woo leen ko mu won leen bijoux yi nga xamante ni mu ngi koy def avec beaucoup de classe merci à toute l'équipe de production Pape Doudou Thiam donc merci à toi Petit Mas Djili merci à toi Tok bu Serigne Fallou merci et puis tonton Mac à la réalisation Adja pour le service digital donc du groupe mais aussi am na koo xamante ni moom moo ñuy lijjanti wàllu ndekki yi nu mu tudd Sali donc merci à toi peut-être on clôture benn anniversaire c'est qui donc c'est qui c'est de la part de qui de Magui Digital de Magui Comptabilité ok d'accord donc elle s'appelle Kodou donc de la part de Magui moom moo koy souhaiter un joyeux anniversaire donc elle s'appelle Kodou donc on te souhaite la totale yow ñambaas nañ la suñu émission avant jeex bi donc merci love donc lundi c'est Pape Cheikh qui revient peut-être donc on verra ça donc lundi mais retrouvez toute l'équipe de Yeewu Leen donc le lundi à partir de 8h30 leen ñaanal kenn ak jàmm ak programme Télévision Futurs Médias.